safar beeg ay 18 safar ak ay affaire de yooyu noonu sax loolu andiloon wax bi comme que léegi yow yaa ma xam yow xam nga léegi expliquer ma si histoire u 4 religions yi wax gi jeex on recanalise les choses saa waay bëgg fay nekk tourner raconter de la merde parler ces choses xam nga parler ces choses raconter les trucs wax waaw tonto gooma kii ni dem ba si biir léegi Touba sa kanam waaw murit su jàppee benn poñ moom su la jàppee si benn da lay bëgg a wan ni que jàpp naa la tey moo tax ma la doon wax ni que tey gars yi suñu amoon tontu dina wan ni que tontu nen ma tey amuñu tontu comme seen benn fils bii nii bu ñu demee ba di wax si ay affaire de 18 safar 19 safar 25 safar 49 safar ñu dem ba mu xam ni que oh ok affaire safar yi jaawale naa ko xaw naa see réer ba ma dem ma defaruwaat bu baax ñëw léegi bëggatul bàyyi safar bi bëgg na tourner wax gi si safar gi mais safar gi loolu du suñu problème waaw safar gi daal loolu du suñu problème ñun suñu problème 33 famille la 4 yu bokk 3 yu bokk ndey ak baay xam nga ak benn demi sœur xaalis bu ñuy sànni si xabru yi julli sa géej ga ak gaynde geeg ay affaire yooyu noonu nous on a commencé bel et bien tontu leen si yooyu noonu balaa noo àgg sax foofu suñ fa àggee ñu si wala wax dinañ sa wax léegi wax gi noonu daal loo continuer dugg si ay gaam yoo xam ne ni que kenn mënu koo comprendre ça ce sont les mbaam te nee naa leen nag du ma si jot par jour wala si ay saaga wala ay ñoo xam ne xaaral sama ñamal leen ñoo xam ne waxuma leen nii de dañuy audio rek saaga lu ma siy jot par jour gars yoo xam ne ni que seen xol jeex na da ngay xool sax xam ni que ñii seen xol jeex na am na si yoo xam ne sax foog ma xoolaat bu baax balaa ma fiy teg musiba foog ma xoolaat bu baax balaa ma fiy teg musiba allahu akbar bi daf ma naroon rëcc nii de anamu yàlla na nekk si live bi di seetaan moomaale tontom benn yoon parce que ki may seet ku may liir nii waxam bi Ibu Kumba Gueye moo may jéem a tontu si benn wax à son niveau d'intelligence moom mooy wax bu ma fi posé woon daal di leen ne entre Serigne Saliou ak su ma juumul Serigne Axat la xawma kii ñoom ñaar 13 mois leen magante 13 mois léegi le gars il veut faire nu koy waxee la démonstration mu ne ma Moussa bonjour les deux enfants de même père de même mère différents est possible. Comme on sait, quand une femme est décédée dans une famille, on donne à son épouse la petite sœur. Après 40 jours, calculez les 40 jours. 40 jours, c'est combien? C'est 1 mois, 10 jours. Hein? 40 jours, c'est 1 mois, 10 jours. J'appelle si c'est baram gen bank. Mangi ñew si yeen. Après 40 jours, bref, si la première a perdu la vie en mettant au monde, et si on donne sa sœur au mec, et surtout pour s'occuper du nouveau-né, il est possible qu'au bout de 13 mois, la deuxième sœur met au monde un enfant. 13-9. Ah, maneko 4 mois. 13-9. Mouné 4 mois plus 4. 4 mois plus 4 mois, moins 1 mois, 20 jours. Ce qui reste 2 mois égale 20 jours d'accouplement pour donner au monde un nouveau... J'ai déjà mal à la tête. On s'arrête là pour bien l'expliquer. Ce gars, il est malade. Ce gars, il est malade. Bon, on va faire quelque chose. Hein? 13 mois, len magante. Hein? Yaay boy bi dafa jur dom bi mu juddu. Hein? Dom bi juddu, nu daal di jël si dom bi nu dindi 4 mois. Hein? Nous disons 40 jours. Hein? Non, après 40 jours. 40 jours. 1 mois, 10 jours. Nous disons 12 mois. Hein? Légui si bir 12 mois yoy non.
nga ne léegi 20 jours d'accouplement ma ne la ah yow saa waay yow soo dindee un mois tak nga ñëw dugal mu dese la léegi 12 mois 12 mois yi nga ñëw dugg nga daal di ne léegi 20 jours d'accouplement yow nga ñëw nga calculer donc sëñ bi du nga ko may rek mu dugg commencé di accoupler wu di lijjanti léegi moom si biir loolu noonu nga ne mu ëmb léegi moom si diggante gi mën naa ëmb mu génnee fa Baye Fall lu nga wax ni man daal j'arrive pas à comprendre j'essaie même man instant gi si sama bopp man mi sax si sama bopp réer naa parce que booy bi nu mu defee calculer nu mu duggee ki j'essaie un peu de comprendre mais j'arrive mais foog ma toogaat noppaliku tuuti sama xel bi réfléchir encore bien et essayer de le mettre à bout parce que man dama réer parce que moom dafa commencer calculer automatiquement ba jabar gi deewee comme ñoom mayuñu ko temps defar ko suul ko xam nga ñaanal ko defar ko dëj bi balaa di commencer xalaat ni que nen ko maye ba muy takkaat sœur gi comme lépp c'était prémédité c'était déjà calculé à la lettre au millimètre près wala à la virgule près on ne comprend rien léegi moom sëñ bi moom diggante moom bu jabaram bu gaañoo ba mu yore fa liir bu ndaw moom toogul tuuti sax may ko kii moom automatiquement commencé woon naa encore comme yéen seeni wax la rek parce que nee naa am na ay wax yoo xam ne su ngeen ko waxee même en personne réfléchie su ma ko xoolee dootuma ne sëñ bi ah ak a moon xel dama naa mais sëñ bi ak a caga woon mais dama naa mais sëñ bi ak a bëggoolu ne parce que c'est un peu bizarre yow sa baay bu la jur sax yow tey sa ndey su wàccoon liggéey mu fas yéene takk beneen jabar wala sa nu wal koo jox keneen yow di nga gis comment ça va se passer temps bu muy jël nu muy demee ak nu muy xalaat parce que yow nga yor sa soxna sax mu judd dee mu jural la doom bu dee day am fu mu lay laa dem que surtout nitu yàlla am na ay affaire yoo si wala def am na foo wala jàll mais yow salaamaaleykum maaleykum salaam rek yow aawo bi dee na bàyyi la fi doom yow seddagul si suuf sax yi jëlagunu yaram bi biiral nga sœur gi en tout cas man de yooyu su ma ko déggee dama naan sëñ bee ko bëggoon jigéen dama naan sëñ bee ko bëggoon jigéen moom deful dëy jooyul xoolul xale bi est-ce que xool na xale bi sax balaa di yéeg si grande sœur bi utal ko rakk yaay gi seddagul sax mu utal xale gi rakk te rek si tantaam la ko utalee rakk si tantaam waaw mu nekk sa yaay nekk sa tanta waaw loolu laay jéem a comprendre xam que yéenay expliquer man de nee naa ne am nay wax yoo xam ne su ngeen ko waxee man du ma ko gisee kiraama dama naa mais sëñ bee ko mën a fen sëñ bee ko mën a duul mais sëñ bee bëgg jigéen loolu de laa siy gis parce que dëgg moom soo leen koy wax de am nu ngeen koy waxee da am yoo xam ne mooy loolu man mosuma gis si àdduna benn waxuma sax sëriñ de benn nit bu xam diine waxuma la sëriñ waaye nit ku xam diine nit kuy jaamu yàlla dëgg xam diine xam ay charte lu yàlla wax mu am jabar gi wàcc même pas waaw du ma la ne sax 2 mois de même pas 3 mois mu daal di takkaat leneen ñëw takkaat leneen biiral ko la te nag jabar gi nag ba muy dee si doom la biiral c'est même pas d'une mort naturelle wala nangam jabar gi da ko doon jox doom far dee jabar gi da ko doon jox doom far dee moo tax ma ne la gars yi man daal gars yi comme ni ma ko waxee rek man maa leen di xaar boobu ba léegi si tontu yi ku ma si mënoon jàppale si tontu yi man dinaa jël bu baax su ngeen ma si mënul jàppale
dina doy waar quoi. nan doon nit Serigne Touba. seen Serigne bu mag bi. mu dugg yàlla am na solo lool. waaye nan doon nit Serigne Touba. nan ko suñu borom defal. ah ginnaaw boo ne moom la sëñ bi dénkoon njaboot bi ñu ne yàlla la leen dénkoon yàlla moom jàngul sëñ bi Moussa yàlla jàngul sëñ Moussa yàlla nekkutoon guy nguraay yi di ko sàcc ka defal daru mën naan moom yàlla sëñ ko woon wax dëgg yàlla loolu moom dëgg yàlla xaw ma nu mu demee waaye lii moom wóor na ma moom ne ceer na moom bu yàlla yërmande ak njëggal. noppi naa ci nag. moom foofu rek laa ñëwoon. waaye sëñ Tuubaa la mënut a ñàkk. tey kat nag bu demoon ba ëllëg ba am yërmande yàlla njëggalam ci aw ma ngërëm ak kon toojoon ko tudde ko béréb yi njariñ la institut yi boulevard yi borom xaftaan bu weex ba lañ ci war a wékk bu ñu nee kuy ku mu ñu ne mooy Ahmadou mi daan. ay murit lañu yoo xam ne sëñ Tuubaa rek lañu yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek lañu ko def. ñun de damay wax ne bu fekkoon ne bis dañ fa taxaw ñu ne suñu borom nga nee yonent baa ngi yonent bi ma nga nee sang bindee yëpp sëñ Tuubaa nga nee dama leen di romb ñëw fii ci sëñ bi loolu ma doy te dara mënu maa doy la fi mu loolu. Cheikhul Khadim. Cheikhul Khadim. ñu ngi lay jébbal suñu bopp. ñu ngi lay jébbal suñu bopp. adduna ak alaaxira. adduna ak alaaxira. suñu lépp. suñu lépp. suñu fépp. suñu fépp. suñu ñëpp. suñu ñëpp. jébbal nañ la ko. jébbal nañ la ko. sëñ bi ku ko dund. ku ko dund. malaayka yi ñooy say nawle. wala nga gën leen. te moom bind ñu bindu aji moomeel wala aji ndom rek yooyu bind lañu bind wa maa xalaqtul jinna bindu xaratu lañu bind lépp nag suñ Tuubaa la ci yàlla suñ Tuubaa ko tax di yàlla ci yeneen bi buñ ko génnee na ko sant sëñ bi garaat bu fi waaye am sëñ Tuubaa la ko takkal suñ Tuubaa yàlla bu amee garaatu yàlla bu ñëpp Cheikh Niass non maanaam sa Cheikh Niass Khalifa Niass billahi su ma sañoon sa commentaire bi nga remove ko bëgg naa kaa supprimer de billahi daa teel a génn de da nga leen ko teel a dóor nañ koy ruube on cherche les réponses gis nga Khalifa Niass doomaraam yi on joue un nouveau jeu avec ñoom on veut nos réponses comme que ñoom mënuñu noo tontu on ne donne plus tout rien du ñuy cof rek di sànni ndànk-ndànk di ko téye ndànk ñoom tamit ñuy tontu seen bopp ñuy tontu wante di tontu waale muy dem comme ça muy leer si bopp yenn goos yi ak yenn mbaam yi mais suñu nee prip nii rek nga jox leen bagage yi ay kon leen doomaraamee nen doomaraam boo xam ne du ñuy force lu nga wax daa di gaw dem tourner ko suba wala balaa guddi balaa noo tëdd nu daa di ko fi andiwaat pour jéemloo gan sa ay kon leen amuñu xalaat amuñu xam-xam si yow si ginnaaw lu ngay xalaat wala lu ngay jukki di teg ñoom si loolu la ñuy suqandiku di yàq doomaraam yi dama leen jëli léegi nag on joue à un truc boo xam ne eux ils vont se répondre seuls ñoom ñooy ñëw ils vont faire partie du jeu et ils vont se répondre seuls moo tax ma ne leen nag que tous les têtes bien pensées et que les gens bien validés restez seulement assis yor leen seen i bic enregistré et suivez. Souvent, il y aura des petites qui n'engagent dérive. Mais soyez attentifs, les réponses sont plus importantes. Nous notez, nous, on est à la reconquête. Nous sommes à la conquête de nos réponses. Ils ne veulent pas nous répondre, on va chercher les réponses. On va les chercher, on va cultiver qu'ils nous répondent. Lolo mota amna yenn wahini. Bu len ko côté le dóor. Man ma tourner concon, je vais les néna len. On s'amuse à un jeu de mentalité de nos fornes que ñom ñoo mëna yey bop nit ñi. On va les montrer qu'on sait aussi comment on va s'amuser. Ne donne pas tout. Tournons, jouons au con et laissons-les développer et parler. Laissons-les parler. Quand ils parlent, on apprend aussi. Mais bon, 5 mois, ils ne disent rien. Faisons-les parler. C'est là où on va beaucoup apprendre. Ils n'ont qu'à nous répondre.
boobu kay da nga ko teel a génne da nga waroon bàyyi ba ruube bi génn ba mu andi frère am yi ba gars yi ñëw ba nu jàpp si wax gi nu soog leen génne ni que sa nekkate deewul parce que bàyyi na fi raq léegi nag wax gi nag day jugaat ça relance le débat su ko defee nag gars yi daal di toogaat daal di ne parce que danoo foog ne kay con la ñuy waxal danoo foog ne ay con la wax mais alhamdulilah comme ni ma ko waxee fii yonente gi sallallahu alayhi wa sallam leen fi taxaw ak sunu islam déggoo lu may wax de kenn duñu fi delloo ginnaaw nañ continuer sunu waxtaan déglu dof yi. ñëpp ne Allahu akbar na ko sant borom Tuubaa ba xam ne garab boobu borom Tuubaa ko takkal. ndax réew mii kat réew moom kenn du fi falu te neexul Serigne Touba ndax mosut am kenn du fi falu ba àddina tukki te neexul Serigne Touba. yàlla de ku ko wax keneen ku ne mën naa wax tawxiid mën naa wax bokkaale nit ñi ay sëriñ lañ gëm dañuy jaamuy xiram kum neex nga wax ko. may leen ma Modou Fadel Thiam tu as déjà vu un marabout avoir une vie privée un Modou Fadel marabout amul vie privée marabout ne peut pas avoir une vie privée marabout nit ñee ko moom parce que moom moo ñëw moomal boppam nit ñi moo ñëw jël boppam jox ko nit ñi daal di ne moom mooy yore caabi wu àjjana marabout waxuma la sax de am vie privée de ba kër bu am buntu sax walu koo am ba nuy deeta waaye mi am ay garde corps bay am ay bëkk néeg marabu kenn bëgg koo rey di marabu ñaan la ñuy sàq si moom ut ay leer mais marabu yoo xam ne que daa am lu bëri lu dox suñu diggante nga naan ma vie privée marabu bu am vie privée nekkatul marabu parce que aussi sa vie privée boobu ngay vie privée si loolu la nga nu wala jàngal ñun ñëpp a am vie privée mais du ñuy defaru pour baax yow waloo am vie privée sa lépp wala leer ñuy roy si sa vie pour mën a am vie bu jaar yoon yow nga ñëw taxaw naa ma vie privée des marabouts loolu kay du marabout on continue notre débat waay c'est con là. waaye bi ñu taxawee ci Sénégal jël jeesi teg jël karawaas teg laaj bakkan teg na maay yàlla kenn tontuwul ku lu Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa yëmul ci tontu bi góor noonu ne maay yàlla sëñ bi da doon ñaadam di jéggi mbooloo fa nekk ñu jóg di xëcc bu mi naan ko toogal léegi jotaay bi jeex sëñ bi naan ñaadam ba fekk góor noonu général fi mu taxaw mu jël baaraam bi roof ko ci diggante casquette bi ak jëbi di sañ xal bopp bi moom Serigne Touba naan ko kasabta mu dabbiru mu hayyun laa yamut wa satamutu incha allah fam ru ko xaribu kàcc nga kooku moonu may indépendance moonu may jàmm ku am jom kennal ko ku am jom wéetal ko ku am jom sant ko Serigne Touba lépp Cheikh Ahmadou Bamba gën a gëm xasiis it gën a gëm lixlaas yi ci jaawut si nii suñ ko teg te lépp li ko waral mooy dañ ñoo delloowaat ci ak jullit te li ma bëgg ñu xam ko mooy ñun ay murit lañ ñun duñu ay jullit lii nit ñi dañ ko war a xam te loolu Sëñ Tuubaa dañ koo wax leeralal ñu ko ndax dafa wax ni keroog bi nga xam ne si yàlla bind na du yëpp juuf ñu bari lool mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànnal dañ ne xaaloo ma njëkk ne bàlle mu ne ko yow mu ne bàlle yaa leen gëm du dëgg kon tànnal ci loolu la gaa yi fii nag foofu dafa am sew-sew xam nga léegi bi mu tànnee ba noppi mu ne ko boo noppee nga wax ki sama tur nga jox mu tànn suñ lay jox seen loolu kon tey sëñ bi kon bokku woon moom ci ñu jub te loolu lañ war a xam nga dégg baax moo tax ngeen ñi def ñun ñi la gën waaye du sëñ bi xam nga léegi tànn dugg na bi moo tànn fekk mu pare ne ko boo noppee ci sama tur nga jox nee ko mu tànn kon tey kooku moom bokk ci ñun jub léegi nag mu gàtt bu xoolee nii wetu ndeyjooram xool ne ñaari leer yi ñuy gis mënu leen a xàtte daf déngoo baax sa waay naa nii rek ba mujj mu mel ni ku gàtt daf déngoo baax mu door ko soññiwaat ne ko boo noppee nga ni ci sa wetu ndeyjoor mu tànn mu ne ko kon tànnal sëñ bi jóg dugg ci liñ tànn mu ne ko loolu maa ko tànn xam nga ba tey moom doomu aadama la moom xamugul kii yaa ngi ba sëñ bi ne ko man dama laa bëgg a dimbali rek waaye loo fi bàyyi soxlawuma mu ne ko kon tànn sëñ bi dugg ci biir li mu tànn teg léegi nag li ñu war a xam mooy ku fa Muhammadu Rasulullaah bàyyi ab yéefar nga loolu moom ñëpp nangu nañ ko ndax dégg nga wax baax kooku moom bu ko neexee day dem sawara bu ko naqaree day dem sawara waaye moom nag xam na boppam moo tax lépp lu yàlla digle day lànk lu Muhammadu Rasulullaah digle mu lànk yéen di ba di def li ko neex moom xam na kër waaw di dem Touba salaamaaleykum nu ngi leen di ziar maanaam faaw ngeen bàyyi xel loolee saa borom yàlla doon wax naan kama bada'naa awwala xalqin nu'iidu loolu faaw ngeen bàyyi ko xel adduna bi
yonent ak wàlli yëpp saxaabaak ku dul ñooma ci bokk yam képp ku mën a doon ci nit ñi tàmbalee ko ci ka jëkk a judd ci kaw suuf ba ci kii mujjee judd ñépp ci bokk yam ku ciy judd ku ne boo juddoo doo sol tubéy doo sol yére bu ñuy dekkeet noonu la waaw sëriñ seeg jàngalekati alxuraan yeeg jàngalekati nasaraan yeeg bandi yeeg sàcc yeeg nankati sàngara yeeg dawalkati oto yeeg góor ñeeg jigéen ñeeg ñépp a ci yem bu ñuy dekk duñ sol tubéy duñ sol yére loolu rek doy na ñu am xel ci ni yowmal qiyaam ab sëriñ du fotal taalibe waaw loolu dafa war a leer ci seen bopp yéen ñépp ngeen xam ko diw laa yaakaar àdduna ak alaaxiraat diwa ñu doy ak su dul woon ak diw du ma am li ma am ak diw amut moroom ak diwa fi def lu fi kenn Yeah. Ba dégg ngeen Baye Fall dégg ngeen bo Baye Fall dégg ngeen ok voilà ngeen dégg ma quoi ngeen mën a tooñ rek dégg ngeen comme bok sama gaay man loolu laa amoon pour yéen tey le vote dimanche comme nu ma koy waxee rek lundi ba dimanche ñoo ngi ñëw toog saaga la ñuy for ak ay laajte ba léegi nag laajte yi changé wul même laajte yi la waaye tontu duñ ko fi for waaye dinañ yóbbaale saaga suñu kër comme nu koy waxee boobu ba léegi rek waaw léegi nag moom en attendant les événements xam ngeen mooy loolu quoi ñun ñoo ngi xaar laajte yi ba léegi di lay ñaanal xolu muñ ak xolu nangu ak oyof parce que yéen mii di naan da ngeen a oyofoo leen de Baye Fall oyoful Baye Fall la rëy Baye Fall la mën a fen rëy dig pata woo Baye Fall rëy ngeen vous êtes balèze vous êtes trop balèze quoi vous êtes trop balèze moo taxi daal comme nu ma koy waxee rek mooy loolu quoi mais jamono ji moom hein qui oblige quoi régime oblige xam nga on va vous mettre à la consommation bio on va vous mettre au régime là et que on va commencer à suivre votre ligne parce que Baye Fall yi yëpp léegi ñoo ngi commencé bëri quoi kenn xamatul lii lan la waaw léegi suñu paree nag dina leen ubbil école saaga parce que nag jamono ji nekkete yoo gars yi may gis ci télé bi may ñaan ñooñu ma fi doon tooñ tuwa borom Instagram yi maire boobu noonu maire Aminta ak booy góor jigéen boobu noonu booy mbuur bi tay ma fi doon ñaxtu naan ñii ñoo réew làmmiñ ñii ñoo ñàkk teggin ñii ñoo saf làmmiñ ñii ñoo mën a saaga nekkete yoo boobu gisagu moo ñuuxitilaahi day fay de saaga day fay léegi de billahi saaga buzz la saaga day may buzz saaga day fay Sénégal waaw gars yi du ñuy toog di saaga ay kii gis nañ ko fi am nañ ay exemple fi su maire Aminta yéen ñëpp maire Aminta mooy seen yaay saagakat yu fi nekk yëpp ah oh maybe I don't pay attention. I went there. I don't got a phone, so I had to come back and call him. He's waiting for me now. What you testing me? Yeah.
You have to pee. Maybe you go down. You take advantage. He want to pee. I have to bring him down, but he go by himself. Come no man ko here. Sama guy. Piff is going down. Maybe he need to pee. He gonna come up. Leave your door open. He gonna come by himself. Just kick his ass. He come up. Est-ce que vous avez appris un des livres de Cheikh Ahmadou Bamba? Un des livres de Cheikh Ahmadou Bamba. Non, parce que j'étais en train de me recanaliser encore. Cheikh Ahmadou Bamba, on n'a pas besoin de lire un de ses livres. Mais Serigne Touba, ça mon moy lolo. Mais Ahmadou Bamba, Cheikh Ahmadou Bamba, pourquoi on n'a pas besoin de lire un de ses livres? Parce que si on veut seulement que lire ses livres, c'est assez simple que ce qu'il nous a expliqué Moylan. On n'a qu'à se référer sur le Coran. Ahmadou Bamba, lu mu wax lépp mooy nañ topp yonent gi nañ jaamu islam yonent wala am na sax ay négo nee na leen nit ku dul julli sax boo kook moom ndab dafa xaraam kookoo gënoon dee ay affaire charia bu ngeen di teg ak wax ngeen teg moom livre mi yéen seen bopp sax nee naa leen su ngeen ko toppoon kenn du leen dax kenn du leen wax dara kenn du leen siq yéen kay laay laajaat yéen est-ce que yéen a ngi lire livre Serigne Touba bi ak xel di ko comprendre est-ce que leen koy lire ak xel di ko comprendre quoi parce que ñun Serigne Touba tey jii nii suñu demee ñun rek ba bëgg koo comprendre ba tëj ko ñun duñ koo nangul remercier ko Cheikh Ahmadou Bamba la remercier ko si liggéeyam bi parce que c'est un Xaadimu Rasuul lu mu taxawal suñu yonente gi te lu muy wax moom lépp mooy nañ topp yonente gi nañ jaamu yonente gi nañ kii donc duñ ko siy fekk si doon ay Xaadimu Rasuul comme moom dem jàpp si alquraanu karim bi sàbbalal ko mu gën a jug parce que moom si loolu la doon dox ba tey mu am lu muy am. Cookie doomaram bi dem na. Come on. Come on. Yo. Inside. Ni mo ta bëgguma nga may pousse. Ku nekk ngay pousse. Ma def lo li moo tax bëgguma ngay sori quoi non con allez sit don't move there bëri nga faire lool quoi yow comme vrai murit quoi i man tooñ quoi nga man tooñ comme murit ba du tur bu ma la jox moom nee neen nag turandoo moom di nga si jël ay jikko de man nga tooñ de comme boog nu ma koy waxee rek naa leen Serigne Touba lu muy wax su ngeen ko toppoon kenn du leen gën mais yéen seen bopp yéenay les premiers yu yeblu Serigne Touba yéenay les premiers yu yeblu yoonu islam yeblu waale bépp sénégalais ngir lan seen bëgg lu yomb ngir seen dooma raame ngir seen bëgg toog muy dox jaaxaan di saw muy benn yéen du yéen a jugoon ne fi commencé ne Serigne Touba musul am yëre bu am poche du murit yi moom ngeen doon damoo tey seen cheikh yi yor ay 45 poche ba yor ay bëkk nekk yor ay poche si put bi ba si tànk bi seen cheikh yeeg seen affaire yi fu nu sàccee xaalisu état
fu nu sàccee l'argent du contribuable nu gis ci dooma xaraam yooyu noonu nu yor ay poche ba si baat bi ba si tànk bi toog naa nu ñoo yor suñu àjjana te xamuñu benn waayoo xadis xamuñu dara si alxuraan bëgg a taxawee seen baay lu mu dee jàng na ba nu seexal ko mais dooma xaraam yi nii da nga koy neex nu seexal la mën a joxe nu seexal la xam naa la nu seexal la waaye kii nu seexal la sàccal xaalisu communauté bi comme Cheikh Béthio ban koy seexal dafa sàcc bu nu seexal la wax leen ko si kaw Cheikh Béthio c'est un voleur qu'on a seexal fii la nekkoon état du Sénégal doon liggéey nu jox ko préfecture mu këpp kees bi bañ kaso ragal kaso moo tax mu daw nu seexal ko ab sàcc la Cheikh Modou Kara du Mbàkke doomu jiitle la Cheikh Modou Kara Thiès la juddoo doomu jiitle la du Mbàkke bandi la woon wuyu la woon dafa yaa agresseur sàcc naan mandi tux boon taxawaalu si mbedd bi la fi nekkee woon ay cant xew saa waay wàcc kenn xamul lan la nu nattal ko benn xawma ndombal baat ay kii rek daa di moom mooy xawma la leeru si di nooree nii moom mooy ñu tax nu seexal ko mu ndooy fe noonu nekk tey Cheikh Modou Kara kenn xamul fu mu jógee kenn comprendre kenn xamul lan la nu koy santalee tey Mbàkke soo waxee gars yi di am nu ñuy expliquer nen teg lu tax Mbàkke yàgg naa leen ko wax et 1001 fois te duma si sonn nee naa leen pourquoi pas nu bàyyi santu ba nu créer Mbàkke parce que Mbàkke c'est la monarchie Mbàkke képp ku si bokk ku ko santaale ku ko kii da ngaa ànd ak tubaab bi ñoom ñoo lekk yàpp xaj boobu nuy ji nit ñi Mbàkke képp ku ko sant mooy gars yi waxuma la lekk yàpp xaj de danoo lekk si yàpp xaj bi naan si sàngara seeg tubaab bi ñoo ko nangu moo tax tubaab bi ba muy ñëw gars yi di dàqante di laajte indépendance Senghor daw kenn nekk fi woon pour andi résistance fekk saa waay dafa ñëwoon pour bàyyi leen ne leen vous voulez l'indépendance je vous la donne fekk xamoon na lu mu def ils avaient déjà créé une autre constitution anti-étatique dans le pays qui était prêt à foutre tous les bordels dans le pays moo tax wax naa leen ko seetlu leen depuis boobu mu amee ba tey tubaab bi dina wàcc si dëkk bi su seeti jee Macky Sall ba pare doomaraam yooyu leen seeti dox doo ko gis si ñaseen yi doo ko gis si laayeen yi doo ko gis si yeneen yi wala suñu fa rombee bref bu gaaw leen fa def mais murit yi ñoom la parce que ñooy tête bi ñooy yàqalaatekat yi ñeneen ñi ba leen bëggee corrompre bi demul mais les murit c'est la religion corrompue ba leen woowee bureau ba sandar di jéem a corrompre ils se sont corrompus nuy duul wëlbati ko wax ki waaxu ñeneen ñi ba bureau bi génnee ñoo ngi génn de ku fi ne ni ñoon corrompre ñu ñoo kii di ngeen xam ñoom noonu leen musa mel murit daa yàgg bëgg a jaay doole gars yee nag ils sont toujours pacifiques ñoom wax yàlla la ni que ñu noppi ne ñun de nekk nu fi pour ko coo yooyu xam nañ suñu bopp te yàlla dina nu leeral dem toog murit yi tey ko mu dëgër ba tey affaire bi ëpp doole affaire boobu leen fa doon xeex fekk ba nu demee ñeneen ñëpp danoo bañ di jéem a jaay lu kii sa au moins kii même ba nu nangoo mais nanguñu à 100% di kii ba génn si mais murit yi ñoom danoo ñëw toog ba boobu nu naan ay kii dañu see toog lekk si yàpp xaj bi naan si sàngara si ba mandi ñu joxaale leen ay keesu ricles ñu yóbbaale ñu nangu nuy duul Baye Fall man kenn du ma puub ñaari yoon ban fi nekkee ba léegi laa lay wax ban fi nekkee ba Touba di Touba njaareen di njaareen nu nga ti Kaolack di Kaolack what the fuck lan moo fa soppi ba fa sëñ bi jàllee ba léegi Baye Fall lan moo fa soppi de 1800 boobu ngeen di wax ba tey lan moo fa soppi lan ndox bu sell naanagunu ko ndox bu sell gaay naanagunu ko am na si ay mbaar yoo xam ne ni que moom ak boobu ba léegi ñoo yem anaanu di ngeen nu wax su dee murit mooy islam c'est ça que ngeen ñuy leeral nu ñuy wax si sunu islam ngeen ne doonoo laal ñuy wax si murit ak islam ngeen ne ñu doonoo attaqué islam léegi su nekkee murit mooy islam loolu tamit di ngeen nu ko leeral su nekkee murit mooy islam di ngeen nu ko leeral foutez de la gueule des gens gënoo leen fi kenn du ngeen tous vous n'êtes rien ay nit ñu rëy ngeen ay fainéants profitards partisans de moins efforts loolu rek ngeen à part ça vous n'êtes que des paix da ngeen di puub seen sëriñ bi da doon puub seen sëriñ Touba da doon puub seen sëriñ Touba daa am ndey comme man am baay comme man doon dugg ginnaaw kër di saw di xoolal di bëgg xale yi am 66 doom donc dàq suluxu mbuluxu la bëgg jasaraay déggoo leen ma de képp ko donc kooku su nekkee yàlla ma xaru quoi comme da ngeen bëgg ne yàlla daa am ndey am baay
comme moom su nekkee yàlla comme baayam sëñ xaw ma lan Anta Sali comme moom lan la xanaa moom suppa yàlla la wala suppa sayen wala kii donc su nekkee moom yàlla la ndeyam ak baayam ay lan leen ah ku jur yàlla lan la mais léegi donc ku jàngal yàlla moom lan la mais léegi suñu paree si loolu mais léegi ku yàlla gi di topp nag yàlla su fi bàyyee mondom nag am ku muy topp donc kooku muy topp lan la parce que yéen seen yàlla daa topp sallallahu alayhi wa sallam ba am fa rasulillah donc tey seen yàlla boobu noonu tey su bàyyee mondom ba topp rasulillahi si mondom donc seen yàlla la est-ce que transhumé wul sax ah man daal yéenay wax daal ba léegi on ne comprend pas de seen yàlla dafa transhumé yàlla bi moom dafa transhumé seen Tuubaa daa transhumé de seen Tuubaa da leen créer murit ba pare nax leen xam naa nax leen bàyyi leen si biir daw dem nekk jullit moom da doon julli da doon woor da doon kii te ba muy dee sa ba nu muy wàccee da doon ñaan sëñ bi nu muy demee màkka dégg nga sama naan sëñ tubaab bi moo ngi doon ñaan chaque instant tubaab bi nu muy demee màkka nu ko koy refusé màkka nu muy gisee rasulillahi rek ko dese woon loolu rek ko metti waaw moo tax nag yéen tey looloo leen naqari ngeen gën ne yéen du ngeen dem màkka parce que Serigne Touba jotul dem moo tax du ngeen te pourtant mën na yéene de te yàlla léppam yéene la julli yéene la sangu set yéene la rol suul néew yéene la lépp yéene la fas yéene sandi lépp yéene la nekk ab jullit sax ab yéene la Baye Fall yéen ngeen ne daal yéen daal mooy loolu quoi yéen comme que sëñ bi demul léegi yéen du ngeen dem ah mooy loolu léegi nag pour xol bi gën a neex sax pour ngeen kii ngeen dem jël kaaba gi léegi li jënti nu ngeen ko andee Touba mais yéen nag garaaw yéen a garaaw cey lii Sénégal lii lu ko nar a waxee lu fi nar a wax bàyyi lu si des di nga nu expliqué de Serigne Touba yàlla la Serigne Touba yàlla la comme ndeyam ak baayam lan leen te ñëpp di wax Serigne Touba yàlla expliqué leen nu Mamor Anta Sali xaw ma lan yéen a ko santal Mbàkke man ma yem si ba comme moom lan la ku jur yàlla papay yàlla lan la yaayu yàlla lan la dimbali leen ma dimbali leen borom xam-xam yi dimbali leen c'est pas méchant de da ngeen ñuy jàngal parce que nag si Dieu a un père et que Dieu a une mère il doit bien avoir un nom ah lan lan wala doon super saiyan super Dieu hyper Dieu wala lan parce que c'est un peu bizarre quoi on vous respecte bien mais quand on pose des questions ça part en catastrophe arrêtez ça ñun musulman yi musu noo ne sax yonent gi yàlla la musoo dégg benn musulman ne yonent gi yàlla la non on te dit que le prophète c'est un prophète ab yonent la yàlla daf kaa jël rek gënale ko mu nekk gën si mbindeef gën si ñun mais taxu koo nekk ab yonent kii kay taxu koo nekk ab yàlla taxu koo nekk malaaka taxu koo nekk ab jinne ab yonent la nit ak noppam la dafa am yaay am baay juddu am temps am lu mu dund am lu mu missionné heure am jot mu dee nu sang ko comme ñëpp defaral ko comme kii dugal ko mu dem xam nga du yàlla du malaaka du dëmm du jinne ab yonent la waaw mu soo dégg un vrai musulman un vrai jullit va te dire que ni que yonent gi ab yàlla la jamais tu vas l'entendre jamais tu l'entendras jamais de la bouche d'un vrai musulman non yonent gi Muhammad yàlla la tu vas jamais l'entendre xalaatuñu ko sax ça va jamais les effleurer dans la tête voilà moo tax man je me pose toujours des questions je me pose toujours des questions on pose des questions de il laaj ci encore léegi nag ku mu neex nga saaga ma ku mu neex nga wax lu la neex ku la neex nga lijjanti mais soo paree nga expliquer ma maam moo Anta Sali Mbàkke xaw ma lan moom lan la maam Jaara Buso xaw ma lan moom tamit lan la voilà yaa ndey geeg baay gi ay lan leen expliquer leen nu xam nga ñun daal loolu la ñuy laaj
yaa ngi wax rek say direct su ma dul wax samay direct rek damay déglu rek un Gueye Serigne Khadim Gueye Serigne Khadim saf nga lem de xoromu nga de xoromu nga daal su ma tegee samay live te duma si wax rek loo bëgg may déglu rek wala di xoole rek teg samay live fas yéene wax rek nga ne ma yaa ngi wax rek mais Baye Fall yéen lu leen metti daal bëriwul tontu yi du leen muso metti ki yeneen mais daal leneen a leen di metti yéen vous avez des problèmes de vous avez des problèmes laa le wax man de déggoo lu ma leen wax ñun benn yàlla leen am su weesoo benn yàlla boobu suñu ñaareelu yàlla kenn la am naa ñaareelu yàlla nag am naa ñaareelu yàlla de billahi maa am ñaareelu yàlla da ngeen koo bëgg a xam am naa ñaareelu yàlla nag billahi ñoo ngi koy tuddee Mark mooy sama deuxième jeu Mark Zuckerberg kenn du moom thank you Mark Zuckerberg waaw thank you Facebook kay sans Facebook bàyyi le cas devait être catastrophique merci à Facebook oui Talassi Post live on parle à tout le monde on peut dire nos doléances oui yàlla la laay sunu maam yi sunu amoo lii seen jamono ngeen foo nekk dina leen nax non moo tax chaque jour ma leen koy wax ku nangoo mbaame ku nangoo con wala stupide wala nu yeew la yow la neex ku ko nangu loolu yow la neex Baye Fall dem ne sunu maam yi seen jamono sunu amoon ay bibliothèque am ay ordinateur am ay téléphone am wifi wala paas kenn du leen nax billahi wallahi kenn du leen nax ngeen foo ni kafeeg dina toll fii waxu mbaami kii non tey lii ngi da ngeen di siisu nag moo tax nag nu mën a leeral seen fen yi tey jii nii nee naa la tapel Google loo dugg day leer ne saa gi nii nous sommes tous connectés indirectement lu waay bëgg a xam ko Baye Fall y'a les plateformes y'a les sites y'a les blogs Baye yaa naa trop de ruq yoo xam ne loo bëgg a lijjanti ko moo tax nag soo fi duggee nag pour ñëw di xool fay fene wala di seetaan ay sanse diw sanse na diw sansewul diw génn na diw kii ni nangam doo xam dara waaw jërëjëf Mark Zuckerberg billaay wallaay taalaay Mark day tax sax yéen yi bëri feeñ tubaab bi sax tollu dëkkam laa duñu génneel archive ñuy gis ay photo sëñ bi waaye on a grandi Baye toute notre jeunesse Baye ak benn photo Serigne Touba benn kese Baye gars yi y a des gens qui se sont enrichis avec cette photo di ko jaay fu nekk Baye tableau photo njël Baye non toute notre jeunesse il y a des gens ñoo xam ne laaloo tukki ji ne nekk photo bi benn photo boobu tukki fay nañ si njëkku paasu tukki Baye benn photo rare gars yi def ko lu extraordinaire bu ànd ak fen nag non sëñ bi musuñu ko beneen photo yi jàppul suñ ko daan musa photo day lakk suñ ko kiyee nii nangam mu jaar fële suñ ko photo wekki ni nangam day def nii benn bii rek la nangu woon nu photo ko booboo tax photo bi jàpp moo tax soo xoolee tànk bi sax nu mu taxawee benn tànk bi feeñul benn tànk boobu daa aj tànk bi daf ko yëkkati def fa ay misaal si photo bi photo boobu noonu rek ay misaal la photo Serigne Touba boobu soo ko doon jàkkaarloog moom ak benn mag mu génneel la si 45 histoire si benn photo boobu misaal la photo bi Baye nu mu ko muuree kanam bi nu mu taxawee bépp ba si ombre takkandeeru photo boobu sax ay misaal la woon si ñoom ñuy doxal on grandit yàlla du nu may ñuy doxal ba tey ñii ñuy mën a sax di xoolal di foo comme sunu grand di xëccantu ay mees ay benn di yar ay moustache xam nga naan ni nu tourné commencé affaire yi rek à notre grande surprise Challenger yi commencé fël ay affaire yu nu fàtte woon si combus yi ak ay yeneen bagage photo yi génn léegi gars yi authentifié ñoo toog ne moom la mais pour dellu si seen pas jéggalu fen ñun nu fenoon non c'est encore notre problème nous on a grandi tout ce temps avec un mensonge d'une photo là maintenant nous sommes grands nous avons commencé à le raconter à nos enfants et nos petits frères là léegi ñun dulloo nañu donc képp ku relaté woon histoire d'une seule photo bi Serigne Touba kii ni nangam photo daanu ko jàpp ñëpp fen nous ñëpp on nous a fait mentir dulloo nañu parce que la ñoom leen gëmoon ba ñu koy wax du leen topp gëm leen et aujourd'hui on se retrouve que y a ay vidéo gars yi doon jooy photo nekkate sa vidéo am na sur ko bi
mais gars yi bëgg na noo yërëm pour nu mën a gis affaire yi lang parce que lan nee naa leen su ngeen gisee wala ngeen comprendre wala lu ngeen si gën a yeew da ngeen di muus te su ngeen muusee arrangé wu leen gars yi bëgg nu muus bëgg nu kenn yeew gaa bëgg nu kenn yeew moo tax nag mën naa leen gars yi nii dinañ xam ni que mënoo leen tooñ billaahi mënoo leen tooñ da ngeen naan tooñ baaxul tooñ baaxul vous avez raison de tooñ baaxul waaye nee naa leen encore une énième de fois ça dépend nu ngeen koy xoolee rek su ngeen jàppee ni que ñun ñoo leen tooñ boobu ba léegi tamit neex na rek y a pas de problème de yéen kay tooñoo leen kenn nee naa leen foofu lay neexee yéen kay tooñ baaxul kii nangam ça dépend de quel œil vous le voyez comme si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul ñu ko bëgg te boolewuñu ko dara amul ñu koy jaamu voilà yéen su ngeen dëkkee di wax si sallallahu alayhi wa sallam jël ko bëgg a jël liggéeyam yàq ko bëgg koo toog bëgg a jël seen nit wala seen affaire teg ko si koom racontez votre merde te sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal yàlla suñu boroom ngeen wëlbatiku encore jël encore yàlla gi si boppam encore racontez votre merde teggi ko place am jël seen nit teg ko si place yu ne tegee place yàlla tooñoo leen da ngeen a àggale rek da ngeen a mat pas-pas la xam nga yéen tooñoo leen yéen da ngeen a ànd ak pas-pas xam nga da ngeen a ànd ak pas-pas mais yéen tooñoo leen pas-pas bu bëri la quoi mais ñun nag xam naa ñun ñoo gëm tamit lu ñu ànd te amuñu si pas-pas ñun ñooy mbaam yi ñun daal ñun la suñu ndey jur sànninu xam nga tamit am na lu am bëggoon naakaaw lu si bëri nii suñu yenn imaam yi ñoo nu tooñ yenn imaam yi yéen a nu tooñ wax dëgg fa yàlla duñ leen wala defaraatal formation on doit vous refaire une bonne formation de nodd et de liqaam de tudd xale parce que boo yi nii doomaraam di wax daa mel ni tudd nu leen bu baax su leen tuddoon tudd bu jaar yoon di leen respecté sallallahu alayhi wa sallam respecté yàlla sunu borom parce que ba leen di tudd nu leen si turu Serigne Touba tudd nu leen si turu ay fen si turu yàlla sunu borom la leen tudd ak turu yonente gi bon imaam yi suñ doon tudd ba pare tëfli ko ba mu tooy ça va rentrer ça reste dans la tête dee leen si tëfli bu leen ko yoot yuut leen si ba mu tooy pour mu dugg parce que ces gens-là y a rien dans la tête y a rien imaam yi yéen a nu tooñ xale yi su ngi leen di tuddati léegi nodd gi dee leen ko ŋar parce que ça soore gars yi daa mel ni déggunu dara déggunu li xam bi dee leen ko naar ko ba muy vibrer ngeen pare jël ndox sëlam ko ba mu tooy sangal leen ko ndox bi ngeen ñaan si kii li xam si bàyyi leen ko foofu balaa moo màgg tëfli si nopp gi ba mu tooy xepp parce que gars yi rien à rentre yàlla duggul seen nopp unité gi duggul seen nopp café Touba bi daa mel ni leen si saañ café Touba daa mel ni leen si saañ bay bal imaam yi nag man loolu man maa leen ko may quoi bu leen si ragal dara fu leen woo tudd doom bàyyi li xam beeg nu ngati noddu beeg ak ay tudd beeg tout ŋar leen ko tufli leen si nopp yi ba mu saañ ba mu dégg ni que turu yàlla la jël si ndox sëlam ko si ba mu tooy pour que ces genre de cas là ça va cesser parce que dooma xaraam yi ni ñoom ñëpp si turu yàlla la leen jub te si turu yàlla nag tamit la leen di suul la leen di jullee lépp nga moo la si turu yàlla leen dugg see si àdduna si turu yàlla leen fii génnee ba pare bëgg a duggee àjjana si sëñ bi di ngeen am problème voilà man lu ma leen wax c'est clair Serigne Touba yàlla la waa bla bla yàlla la y a pas de problème man seen benn ñaar yeeg ñett ak ñeent yi je ne suis pas dedans kii nangam moroom ngeen di wut ku ngeen pajalante man ak yéen duñu moroom mbokk nu place mbokk nu kii Serigne Touba yàlla la y a pas de problème comme baayam lan la venez vous nous expliquer encore ngeen boole ko encore si laaj yi Serigne Touba su nekkee yàlla ay waajuram lan leen expliquez-nous pour que nous puissions comprendre yéen a ngi léegi foofu leen daa den àgg léegi nag nit ñi nekk fii di siisu gaa yi nekk fii nii di wax mooy loolu quoi Serigne Touba musu ko bind Modou Fadel Thiam Serigne Touba musul bind ni yàlla la musul bind ni yàlla la xanaa si fin bi daal am na ay wax yoo xam ne moo ngi koy wax di ko def ay allusion ay waxu kii ay waxu yàq ki waxu gaaruwaale ay waxu bokkaale ba mu jugee Gabon daal moom ba mu yegsee
lu mu doon bind lépp majorité bi c'était dévié mais jamais mu toog wax ko nii directement ni que moom yàlla la wax na ay waxu dëngal nii tourné wax yoo xam ne ni que soo ko déggee ça n'arrive à mel ni que loolu nga dégg mais waxu ko direct da leen see pousse pour nous dégg ko là maintenant c'était encore un autre truc c'est tout un autre bordel loolu la ñoom wala lijjanti nan la sëñ bi mën a waxee nii d'une façon comme ça dem Gabon 7 ans 7 mois dellu si changer waxalin changer position ñoom loolu leen waloon lijjanti loolu leen waloon lijjanti saa waay ba muy dem topp sallallahu alayhi wa sallam maa la bëgg yaa rafet yaa aay yaa xeex yaa topp yaa def nii yaa kii nii yaa ni di ko woyal di ko kii nu jàpp ko si nokk ko yóbbu ko andiwaat ko mu ñëw mu naa leen waa léegi man maa def nii yàlla kii yonente gi sax kii nii nangam kee yar leen seen bopp rek yan mii comme muusoo leen ba foofu xalaat leen rek lan moo ko wala mën a waral ñii lépp lu ñuy def ñoom la concerné ñoom ak sët yi ñoom ak doom ak xaraam yi moo tax ma naan ñuuxit moo tax bëgguma ne muurit moo tax ma naan leen ay ñuuxit lépp lu romb après Serigne Touba li si topp lépp ay ñuuxit la Serigne Touba moo si nekkoon kott murit point barre moo liggéeyam voilà le reste là mooy loolu te nag waxuma leen Serigne Touba Mbacke kooku vaurien la kooku xamuñu ko woon Serigne Touba Mbacke hold up la kooku vaurien la doomaraam la charlatan la ñun Cheikh Ahmadou Bamba ba leen xam Cheikh Ahmadou Bamba ba te Cheikh Ahmadou Bamba ba bi sa rafetal la Ahmadou ba leen xam de son nom de kii nangam Cheikh après qu'il a été Cheikh Ahmadou que c'est pas tout le reste ajoute mais nous on connaît le bas pas un Serigne Touba Mbacke Serigne Touba Mbacke pour nous c'est un nom de griot wala un nom commun de choses wala un nom de xam nga de blablabla ou what the fuck mais du loo xam ne ni que lu nu mën a dégg Serigne du tur Touba du tur Mbacke du tur encore c'est toute une monarchie lépp ñoom ñoo ko créé pour andi fi problème voilà léegi daal en attendant mooy ñoom nañ ñëw lijjanti seen fen yi ba pare bàyyi alalu askan bi man foofu laa leen di woo leneen lu ñuy lijjanti loolu c'est leur problème voilà ay nit leen ni man suñu bëggee jàpp si xale yu jigéen ñi jàpp si xale yu jigéen ñi suñu bëggee leneen bëgg leneen c'est leur problème Pape Thiam ça dépend de quel ndam ngay xool rek yéen ñi di naan doo mës a am ndam si lu ngay def ça dépend lan mooy seen ndam ak lu ngeen di woowee ndam ak ndam bu ngeen di xool ak lu ngeen di séntu si ndam xam nga seen tooluwaay ngay wax yéen ndamoo moo leen sonal ñun ndam bi bañ ko jëlee yàgg na ba islam taxawee leen am ndam ñun dañoo am ndam 1700 ans ba léegi juddoogoo woon say maam say maamaati maam juddoogul donc nag ça dépend de quel ndam booy wax foog nga koy mën a di cibler voilà ndamu àdduna ndamu alaaxira ndamu àjjana wala ndamu liggéeyal diine su dee kay ndamu liggéeyal diine ñu ne ñoo ngi si diine boo xam ne ni que ba mu amee ndam du tey sunu baay dañoo judd fekk mu am ndam donc tu nous parles de quel ndam ñun si diine gi leen nekk soo si ut ndam nag si diine gi mooy jaamu yàlla ba raw si moo gën utal ndam si diine gi mooy yow fexeel ba nga tane ma si diine gi boobaa am nga ndam fexeel ba nga mën maa gàgganti andil ma ay affaire leer ma dara xam nga yee ma wala jàngal ma dara am nga ndam mais léegi tu me parles de quel ndam éphémère chimère wala lan tu me parles de quoi doo ma sa am ndam man ma am ndam sama bakkan bii di dund ba ma yàlla defee ma nekk ni gumboo ma laagoo ma lafeñu ma nekk sama kàttan man ma am ndam man maa ngi jàmm ak salaam bàyyi alhaaji taxawal tey di wax salaawe ban ndam ngay wut encore looy wax ça dépend looy ut si sa àdduna de ak fooy wut su nekkee nag leneen ak i nangam moom nag loolu yéen a ko comprendre waaw nee na sa àddina yàqu na lu ko yàq sama àdduna de su yàqoo du sëñ bi parce que sëñ bi si boppam moom mënul defar boppam bay yàq sama àdduna sëñ bi gàmmuwam màggalam kas rajabam deewam sax ñun ñoo koy defar donc kooku su bëggee yàq sama àdduna di ngeen yéex di ngeen sonn góorgóorlu leen yéen da ngeen a sonn sa àdduna yàqu na may ku mën a yàq àdduna mooy ku ko mën a defar nit ku mënul defar àdduna noo ko mën a yàqee nit koo xam ne yow sa àdduna sax yow duñ laa yor loo lekk duñ laa yor loo naan duñ laa yor sa gàmmu baay duñ kaa yor sa gàmmu ndey duñ kaa yor sa gàmmu maam duñ kaa yor yow sa propre gàmmu duñ laa yor sa kas rajab sa tout yow sa lépp amoo métier kii taxaw kii nangam yow yaay kan nan comment yéen bàyyi faal naan leen ndox te muñ
nu naan leen ndox te muñ ñëw daal di kii ni nangam ah mais yow Moustapha Wade xanaa da ngaa nopp Coura Macky ah Coura Macky daa lamb de Coura Macky de daa lamb laa lay wax boobu ba léegi mooy loolu xet bu mu àndal la xeesalu 40 ans day féroce nag xeesalu 40 ans day féroce nee naa la de lu nekk si suuf si ginnaaw yére si biti yére yi sax moo tane mais lu nekk si suuf yére bi soo ko gisee daw de Moustapha Wade soo bardee Coura Macky nag du fii de ah wow su dee da ngaa xembem Coura Macky rek wala nangam xam nga fu muy live fu mu koy lijjantee dama nga lijjanti ko foofu lamb na sonn na te moroomam yëpp yu fi nekk am nañ jëkkër moom rek a fi nekk di tëb ba si Françoise la Folle sax nu mu dee am na màggetu paa bu yor bii bu rëy ak kooy bu ndaw photo bee ngi daw internet xam nga kooku sax au moins am na moom rek a fi lamb di wër di expliquer comme boog nag xam nga su dee da nga ko kii rek ngeen dem nga gérer ko foofu moo gën nga fi andi ay waxam man tontu leen ma laa leen wax tontu leen ma te ngeen bàyyi seen réewande man je n'ai pas le temps à vos petites xam nga vos petits tapages là quoi xam tontu leen ma sama tontu yi góorgóorlu leen si góorgóorlu leen si Birama Fall nee na ma t'es pas lucide toi waaw génne sama photo bu ma yoree Grand Dutch bi wax nga dëgg de mënuma lucide laaj ko jaakara taalibe mu laa sama sëriñ da doon naan te du mandi tay waa sama sëriñ tay mi nekk sama sëriñ da si doon toog wala da doon naan ay litre daanu mandi xam naa lu mu doon mandi yëpp man la ko sëf ñun taalibe la ko sëf moo tax ñun ñëpp mandi gaa yëpp mandi seen Modou Kara mu doon naan lépp di ko mandi ko doon sëf taalibe yi moo tax kenn wéeru si gisoo keneen ki xaama wala benn taalibe bi je te jure que tu vas te marier xaaral ma wala ko sànq laa ko romb xawma fan laa ko romb fii si bagage yi bëgguma ko woon génnee mais daa mel ni que daal finalement foog ma wala ko quoi ay waay yàlla bu mu sori waay yàlla bu mu ma sori xam naa ni ko sorew ma xaaral rek billaay wala maa sori waay romb naa ko sànq waay anamu romb naa ko sànq ah non pas bi romb naa ko ah moo ngi xoolal leer na ma ni ko soo xoolee si ruqu canapé yi am na ay kaas wala ay bouteille xoolal instant bi soo xoolee sëñ bi nga xam ni que kii waa mais c'est quoi c'est ça oh my god oh my goodness unbelievable welelele nii la fa demee taayi sëñ bi di naan te du mandi daaji du nekk si moom de su naanee daaji day jaar si tànk yi su naanee daaji dinaa kër daaji ta kii mooy daaju xam nga ni que lii pour mu def ko foog mu mandi lii ku lucide mënu koo def xoolal kanam lii ku lucide mënu koo def lu sëñ bi naan lépp la ko sëf moo tax ba mu ñëw mu teg ko tànk yi noonu la demee